di nuyu sama gaay yi bu baax a baax a baax leen ziar di xaar sama gaay yi yegg si di leen nuyu bu baax a baax gaay yi ziar naa leen nuyu naa leen di xaar gaay yi yegg si maa ngi leen di ziar namoon naa leen leen di nuyu bu baax a baax gaay yi Moustapha Babou maa ngi lay ziar Moustapha Babou bul fàtte dégg nga le lien s'il te plaît maa ngi lay ziar Moustapha bu baax a baax di nuyu sa soxna bu baax di leen wax bon dimanche yéen ñaar ah vraiment aw ma sa fay di la ziar bu baax Moustapha bonsoir à toi également ah attendez commencé nañu saboter live bi xaar leen tuuti ma am nu ma def tuuti gars yi de leen bës j'aime bi ah de leen bës j'aime bi wala kër di def kër yi parce que lu ko mooy dañuy yàq live bi ah Ndey Seck Cheikh Ndiaye maa ngi lay ziar Seydou Nourou Sow maa ngi lay ziar Diba Thierno maa ngi lay ziar également maa ngi leen di ziar mbokk yi maa ngi leen di nuyu namoon naa leen ah di xaar waa Kodas dugg ani waa kër Sonko yi waa Sonko boys yi mën saaga yi daa mel ni da ngeen xaw a tardé tey de anañu wala ndax da ngeen ngiiroo seen oto dafa ngiiroo te da ngeen ñëw daal di maso da ngeen ñëw rek pour dégg lu leen neexut leen ziar ñoom Baytir Sidi Diop Samy the Bulldog la bind Eldam Ndiaye maa ngi leen di ziar merci beaucoup Samy Babali Abbas Sané John Aliou Mara maa ngi lay ziar bégee Mara Ndiaye ca Libi sama waay sama frère waa Libi maa ngi leen di ziar waa Tripoli maa ngi leen di ziar ah leen nuyu bu baax a baax association ba ca kaw ca kanam incha allah dinañ liggéey lu am solo bu soobee yàlla. Voilà donc tey jii bu fekkee ne tey Maty en 2017 on a pu libérer 2 Sénégalais ci prison libyenne yi c'est grâce à Mara Ndiaye ak association sénégalaise ba nekk foofu ca Libye ñoo jël ay risques jàppale ma di ci négociation yi ak naar yi di négocier ba ñu libérer xale yi te même ba ñu libérer xale yi également ci yoon bi mënoon nañ également kidnappé waat xale yi mënoon nañ kidnappé waat xale jaayaat leen ñoom seen bakkan sax xajoon na ci mais dañoo jël risque bi am ci man confiance am ci man cofeel am ci man respect mu jaral leen ko vraiment aw ma sa fay Mara defe naa prix boobu waa Furim jox ma en 2017 grâce à ça defe naa prix bi man ak yéen ñun ñoo ko bokk kon nag aw ma sa fay te du ma ko mas a fàtte. Voilà donc le rendez-vous du dimanche je suis là Moussa Kane waa gars yi waa dafa mel ni waa Pastef ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw ak seen i tonnu saaga voilà donc di leen ziar di xaar gars yi ñëw bu baax. di nuyu waa Kodas ñoom Françoise Hélène Gueye Moustapha bu fekkee ne di nga mën a jël live bi partagel ma ko ci sama compte Facebook Maty Fall ce serait bien pourquoi parce que dimanche passé dama pare ñu bëri doon ma laaj inbox ndax live bi tey amul parce que en général comme compte bi dañ ko restreindre ci compte Maty Fall bi dañ ko tëjoon ma wiiri xam nga def sama mënin rek pour que chaque dimanche ma taxaw du waa Pastef du waa Sonko yi ñoo may teree def live donc ñu wiiri jaar ci blog bi pour mun di def live waaye les 83 000 followers abonnés de Maty Fall ci compte bi et les 5 000 amis de Maty Fall du ñu jot notification donc moo tax ma leen di ñaan bu ñu tàmbali rek ngeen partager live bi ci compte Maty Fall bi parce que ci blog bi moom laa nekk di def live bi instant bi nii merci beaucoup voilà di nuyu encore une fois ñoom Françoise Hélène Gueye ak également waa Kodas également ñu leen di ziar bu baax a baax di leen di remercier ci jàppale bi ñu may jàppale donc aussi nit la ku lay jàppale di la défendre kon da nga am pour di ko remercier kon ñoom Iba yéen ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax gars yi nag comme yegg si ngeen waaw Moussa Gueye maa ngi lay ziar bu baax a baax balaa ñu ñëw nag tey dañoo am invité bu mat invité ñëpp di ko xëccoo waaw keñ saa yu nit xeexeek moom rek mu daan la te du ci boole wax moom day xataraayu xeex fa ñu war a xeexee bu ko yàlla mayee ndam mu toog ci rukkam toog di ko savourer nice tranquillement kenn du ko dégg waaw keñ moytul leen ma ko nag moytul leen ma ko macha allah ndax mbër la macha allah ku ko songu de yàlla da koy jàppale saa su ne macha allah kon nag Maître El Hadji Diouf tey
di sama coloré ndaxte ak ginnaaw li nga xam ne mooy côté professionnel bi ñu ngi ko xam depuis Blog des Madeleines depuis ñuy def reportage depuis 2001 ca Walfadjri ma xam ko muy moom ak ñoom maître Clédor Ciré Ly presque avocat au Sénégal 90% yëpp foofu laa leen xamee donc foofu ca Blog des Madeleines saa yu procès amee macha allah mu def fa nag ay jaloore ñun ñii suñu bopp ñun reporters yi jamono yooyu ñun xam nañ kan mooy maître El Hadji Diouf donc remporté ay procès yu bare xam naa ak mbirum politique la ak it xale yi xam nga ñoom it seen i mënin la seen i façon de faire waaye ñun ñii suñu génération sénégalais ak tamit surtout la presse ñun xam nañ kan mooy maître El Hadji Diouf ak aussi les procès vraiment qu'il a gagné fële au Sénégal et sur l'international également kon nag mu nekk am coloré ndax def nañu émission show to show yàgg na fa ça fait plus de 10 ans waaye fu ma dem ci àdduna bi ba léegi dañu ma koy laaj te moom aussi mu jàpp ma depuis boobu ba léegi mu nekk ku am coloré ku humble ku disponible également kon tey c'est avec plaisir que ma koy am tey ji ci sama live ma leen di fàttali ne aussi samay premières menaces de mort venant des Sonko Boys mi ngi tàmbali ak ba ma jëlee ki nga xam ne moom mooy maître El Hadji Diouf moom mooy ba ñu door a yëkkati bu ngeen fàttali ko ci mois de mars bi ñu door a yëkkati coowal Adji Sarr bi ma jël ko invité ndax suñu liggéey la foofu nag la xale yi waa Sonko yi tàmbali di ma liveal di ma saaga di ma menacer de mort en direct d'ailleurs jour bu ma doon jël maître El Hadji Diouf en direct déjà ñu ngi doon def ay menaces de mort dañ def capture d'écran bi d'ailleurs bokk na ci li nga xam ne yóbbu nañ ko sax ci police fii en France kon nag maître El Hadji Diouf en tout cas man kenn du ma tere def sama liggéey dina ñëwaat tey moom 1 heure de temps lañ koy may tey day wax tey ba pare tey moom kese la ñu invité tey macha allah kon nag maître El Hadji Diouf ma fàttali leen ne c'est un ancien ministre il est avocat à la cour donc aussi nekk également ancien ministre également sous Wade aussi di leader du parti des travailleurs et du peuple donc le PTP kon nag homme politique bi la ñu invité tey mais en même temps également avocat wu coow li nga xam ne moo yëngal Sénégal mooy accusation de viol bi nga xamante ne moom lañ teg ci njiitu ki nga xam ne moom mooy Pastef du Ousmane Sonko ki nga xam ne moo ko accusé du kenn ku du Adji Sarr kenn ci avocat mi du kenn ku dul maître El Hadji Diouf ñu gis na nag ci semaine bi yëkkati nañ ay tuuma yu graaw teg ko ci kaw ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr jëmee ci le patron de Kéwoulo donc moom moo def benn interview man nag c'est vraiment par rapport ak live bi sax moom moo tax ma jéem a nemmeeku ba xam ce qui s'est passé exactement voilà mais bon du ma ci def sax ay commentaires et tout cela voilà am na confrères yu bëri je les connais très bien xam naa ce qui se passe au Sénégal xam naa li xew léegi au Sénégal ci paysage médiatique bi ñii dafa mel ni dañu far ak it carrément Ousmane Sonko carrément di ko liggéeyal ñeneen ñi également dafa mel ni aussi dañuy jàppale aussi nguur gi ñeneen ñi aussi di liggéey pour aussi le peuple également donc loolu moom mooy la réalité au Sénégal personnellement nag xam ngeen ne depuis quelque temps aussi je me bats pour la liberté d'expression également pour ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir médias yi pour ñun ñi nga xam ne ay jigéen lañu tout simplement parce que jot naa ci waxtaan sax ak yenn kàngam yi nekk Facebook ci responsable yi nga xam te ne pour responsable Afrique de l'Ouest dañu seetlu ne en fait surtout nag waa Sonko Boys yi ñi ngeen di gën di song di gën di menacer de mort moom mooy jigéen ñi ginnaaw man ñoom Maïmouna Ndour Faye y a aussi les femmes politiques muy ñoom Françoise Hélène Gaye ak ñu bari ci réseaux sociaux yi ñi ngeen gën a vraiment sonal moom mooy jigéen ñi te loolu aussi ñun dañ koy xeex kon li nga xam ne moom laa nekk aussi di def depuis mois de mars moom mooy je me bats pour la liberté d'expression mais également aussi man bañkat laa ñëpp xam nañ ko kon nag du ma bàyyi ay nit di ma menacer de mort ay nit di préparer sama agression à Paris ay nit di ma xeex ci suuf di dugg ci sama vie privée di wax yoo xamante ne ni amul di ma sosal pour yàq ma pour me détruire ci réseaux sociaux yi ma toog di ko seetaan kon nag damay daal di fayu man également kon nag action réaction moom lay doon ndax ay jigéen lañu dëgg la sësuma fenn waaye tamit nit laa voilà et j'ai ma dignité et j'ai mon honneur donc bu loolu weesoo tey kon suñu waxtaan bi tey ak maître El Hadji Diouf ginnaaw le dossier de Adji Sarr ak accusation yi nga xam ne teg nañ ko ci kaw xale bi di Adji Sarr elle a que 20 ans elle est appelée à fonder une famille kon mu nekk ay accusation yu grave bu jógee ci loolu dinañ wax également ci local yi également gis ngeen ne muy waa Benno Bokk Yaakaar muy opposition ku nekk ñi ngi waajal local yi ki nga xam ne moom nee na jàpp na ne moom mooy leader de l'opposition jamono ji mooy numéro 1 moom loolu la jàpp ñi mu àndal ñooñu lañ jàpp muy
ki nga xam ne Ousmane Sonko waa Pastef ñoom nag am nañu organisation yi nga xamante ne ànd nañu ak ñoom def nañ seen sortie keroog pour wane ne ñoom ñoo nar a ànd ci local yi ngir mun a daan waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa taxawu Ndakaaru ñoom Barthélémy Dias ñoom Khalifa Sall ndax dañuy ànd ak kii di njiitu Sonko njiitu Pastef Ousmane Sonko ak waa Pastef pour local yi def coalition loolu aussi dinañu ko càmbar ba xam lu tax ñoom Bougane Gueye Dany également demuñu allié wu ba léegi ak it waa Pastef gros point d'interrogation lu tax également ñeneen ñi nekk ci biir opposition waa PDS également dégguñu leen loolu également loo xamante ne ni dinañ ko aussi càmbar bu baax a baax ci local yi di ñëw balaa may jël nag Maître El Hadji Diouf à 15h15 heure de Dakar laa koy jël 17h15 heure de Paris laa koy jël Moustapha donc balaa boobu ngeen permettre ma Moustapha le bouquet africain point tv donc xam ngeen ne donc le bouquet africain point tv donc pour africains yi la donc dañuy maanaam on va dire ils mettent l'accent sur le cinéma africain donc pour sénégalais yi nga xamante ne ni ñi ngi nekk bitim réew ak aussi suñu mbokk gambien ngeen bëgg série sénégalaise yi également muy waa Marodi également maîtresse d'un homme marié wala yeneen séries yi également képp ku bëgg rek série sénégalaise donc am na fa ay chaînes yoo xam ne du matin au soir que des séries sénégalaises moom lay doon en wolof am également Nollywood bu fekkee ne ay séries nigériennes moom ngeen bëgg également mais surtout li nga xamante ne moom moo ëpp solo man en tout cas pour man c'est vraiment très 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 important ci le bouquet africain point tv moom mooy ñi nga xam ne dañoo nekk fii ci bitim réew seen doom fii lañ juddoo am na ay dessins animés yi nga xamante ne dañ leen di won maanaam seen jaar-jaaru les rois africains ay figures emblématiques de l'Afrique comme ay Soundiata Keita des personnes yoo xamante ne symbole lañu pour Afrique symbole de courage de valeur de l'Afrique l'Afrique ancienne pour que ñoom ñu xam ñoom fu ñu jógee xam seen cosaan parce que dañoo juddoo Occident juddoo bitim réew ils sont entre deux cultures kon xale yi dañuy soxla bu ñu nekkee vraiment ay ndaw ñu xool dessin animé ñoo xam ne dañoo ñuul comme ñoom ay xale lañu pour mun a identifier wu aussi ñu leen di dugalal aussi ay valeur bi nga xamante ne moom mooy ñoom seen pays d'origine mu nekk lu am solo loo xam ne le bouquet africain point tv moom moo leen ko maanaam jox yéen waa diaspora bi dinaa nag def le tour incha allah de l'Europe ak ñoom dem naa Italie dinaa ñëwaat Italie également ak équipe bi incha allah dinañu ci gën a ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf Moustapha Babou ngeen may ma balaa ma jël Maître El Hadji Diouf dama dugal démb gisaguma nag Frances Hélène Gaye gisaguma la de anamu càmbar leen ma fan la Frances Hélène Gaye nekk gisaguma ko de waaw Kodas gis naa Kodas Ibrahima Diaw mi ngi fi voilà donc Moustapha bu fekkee ne da nga jël partagé ko ci page bi nga defara ma signe s'il te plaît Dame Mbodj mi ngi fii voilà donc Dame Mbodj également mi ngi fii aussi voilà donc gars yi juste rek ma def benn parenthèse balaa may jël Maître El Hadji Diouf parce que dama def démb benn publication parce que Ousmane Sonko dafa génn mooy ba muy wax ci local yi ne ñoom dañu war a ànd ak je pense 13 organisations pour def lëkkaloo def coalition pour élection locale yi accoutrement bi def na buzz ci réseaux sociaux yi gars yi ne accoutrement bi mu def accoutrement la en fait moom lañ ko mën a wax donc c'est même pas sax le fait que mu solo africain là n'est pas la question gars yi ñu bëri dañ jàpp ne dafa il ressemble beaucoup à Kounkandé donc c'était pour blaguer laa jël photo bi publier ko ma ne Ousmane Sonko man li mu sol kenn xamul lu mu sol muy nuru Kounkandé comme féticheur li mu sol loolu affaire mbalak lay doon parce que yéen waa Pastef en 2019 ba ñuy def élection présidentielle ba Macky Sall wàccee otoom ci biir élection ya di daw ba ma ko nekkee fii doon ko mbalak yéen ñii waa Pastef yéen a nekkoon ci commentaire yi di xataraayu di ree di sàllar ñi ko kon nag il faut être fair play ñun ñii ay panafricanistes dañoo gëm Afrique ñun ñii dañu nekk Occident di dóor suñuy musóor africain di dóor suñuy mode africaine dañoo gëm Afrique waaye nga def comme Olusegun Obasanjo doo sa kii bu rafet daal di bari couleur yi harmoniser affaire yi waaye mu ñëw kenn xamul lu muy nirool mel ni comme festival de Yenenga la xaw ma nu mu demee noonu niru Kounkandé
loolu lu ci nekk ba ku nekk di sàllar ñeku ñii kii di ma ñu commencé wat seen saaga yi inbox ak ñee ngi whatsapp di xataraayu ku ne ñu leen di tëy ñuy xataraayu gis naa ci ñenn ñi seeni commentaire loolu moo tax ma ñëw ci c'était pas vraiment méchant mais c'est surtout pour vous montrer que ils sont trop amateurs en fait l'idée elle est bonne c'est-à-dire de vendre la culture africaine sañse africain et tout cela en tant que leader l'idée elle est bonne mais c'est trop mal fait c'est mal fait boo naree jaay image maanaam culture africaine yow mi ko bëgg a représenter def ko na mu waree moo gën keneen koo xamante ne du africain bu ko gisee au contraire même ça le dégoûte parce que c'est trop de couleurs c'est trop folklorique loolu c'est l'effet inverse moom la ñuy am comprendre pour wax ne moom entourage moom Ousmane Sonko ba tey communication ba tey des na parce que boo xoolee sax booyam yi ni ñuy attaqué nit ñi depuis quelque temps ñu defoon ne ndam la yenn cadre yi defee ne affaire bi ndam la mbir mi léegi dafa retourner contre ñoom te bu ci kanamee tuuti di ngeen ci xam dara fi nga xamee ne ñoom ils ont des problèmes de communication ñoom waa Pastef voilà donc Sonko franchement Elengé mosoon na ko wax ci benn live am dafa da nga koy sax yërëm parce que mooy loolu daal am na yëpp loo xam ne mënuñu ko expliquer voilà donc il est mal entouré communication bi des na c'était pour ça donc gars yi di xataraay di bëgg a rey seen bopp rek la leen te ngeen teey man jommalu leen ma rek juste rek def benn précision yàgg naa ko wax naa ko dimanche passé gars yi dagg nañ extrait bi yóbbu ko fu ne lu ma wax dama koy assumer dafa am ñu bari ñoo xam ne dañu ànd ak Ousmane Sonko ci diaspora bi en tout cas ci diaspora bi du ñëpp nag ñi dañu ànd ak Ousmane Sonko gëmuñu sax Ousmane Sonko c'est des opportunistes et des personnes hypocrites mais ñu bari cette racaille là mu nekk ci réseaux sociaux yi nekk làqatu fii ci diaspora bi sono nit ñi wit ñu ci bari ils sont pires que c'est-à-dire que dañu ñëw di la xas alors que ñoo gën a wuyu Ismaïla Yacine man loolu ma yéem ba ma publier Ousmane Sonko nekk sa sànce bi ngay niro Kounkandé ma gis fa yenn commentaires yi kenn que yow yaa ngi nekk ancien may leen ma boobu rek parenthèse la pour jox leen benn exemple ñiy défendre Ousmane Sonko comment ils sont c'est-à-dire que dafa am nit ñi nga xam dañoo am fit da ngay nekk di xas nit te yow ki ngay xas moo la gën daalam sax la gën c'est-à-dire que nit dafa dëgër fit mais Maimouna Ndour Faye am na benn vidéo dinaa ko partager ci biir semaine bi am na ku ko doon jàpp di ko def ay accusation ci réseaux sociaux yi ba mu ko waree porter plainte nit ki ñëw raam dem ba ci moom di ko baalu àq parce que liñ lay waxal pour ñoom dañuy wax mel ni ñoom ñoo xam sa àdduna ça dafa mel ni comme ñoom dañoo woo yàlla di ko nettali sa vie alors que xamuñ ci dara dëgër fit am na ci kenn koo xam ne dafa ma defaral commentaire bloqué naa ko mais xam naa ne di ngeen ko yóbbul Bruxelles la nekk xamante ne bu baax maak yow du ma tudd sa tur ndax dama la sip dama la mépriser dama leen jox juste benn exemple rek sama gars yi ngeen xam nit ñi ànd ak waa Pastef ni ñu mel ñi leen rax dañu dangereux waa ji ci boppam nee na yaay ancien président association étudiants yi la woon yàgg na ba may door a dem Belgique dafa def reportage waaye di nga xaya di nga tu es farfelu kenn respecté wu la yaa nekk homme d'affaires yi borom alal yi nekk Bruxelles yaa nekk di leen di ëffal ak Sénégal yenn sénégalais yi xale yu jigéen yi amoo benn valeur buñ saa ñu la gisee nag yaa ngi barti ci daayira yeeg ñoom seen te boo organiser événement yaa ngi lëkkaloo ak ñu nga xamante ne dañuy def maanaam dañuy xaalis dañuy blanchir xaalis maanaam ñi nga xamante ne ni dañuy jaay lu bon li comprendre ngeen fi may waxee blanchiment d'argent la ñuy def dañuy jaay lu bon li ñëw lëkkaloo ak moom def événement pour raxas xaalis bi da nga defee ne yëguma ko yëg naa ko dama jàpp ne rek nit ku nekk da nga yor sa vie te nit ku nekk looy def da nga ko assumer ci kanamu yàlla ma bàyyi la ca biir yow yaa am fit yow nga ñëw ci sama biir page man sama biir kër nga ne yow yaa am yow pour naan yaa ngi may xas man te yow liñ la xamal biir Bruxelles bari lool nga yappari kenn respecté wu la yow ancien président association des étudiants yaay di lëkkaloo ak ay nit di tëgg ay événement ñun ñuy jéem a indi ay Viviane ak ñoom Pape Diouf di ci perte xaalis di ci def suñu xaalis ndekete ñoom dañuy lëkkaloo ak yenn nit yi nga xam dañuy raxas xaalis ngay lëkkaloo ak ñoom ñu jaay lu bon li yow yaay toog yow naan yaa ngi ñëw di commentaire ci man ñooñu nag ñoom ñooy les visages la racaille yi ànd ak Ousmane Sonko di ko jàppale ci diaspora bi
moo tax ma ànd ak François ci li mu wax mooy dañoo yërëm Ousmane Sonko ndax xamul ñu ko sëkkal te dañ koy yàqal waaw yow nag lu tuuti loolu rek moom laay wax ak yow samay ami samay xarit dëggantaan foofu laay daanele balaa ma jël Me El Hadji Diouf samay xarit dëggantaan ba sama papa gaañoo 2000 wala 1980 ba 2000 ba sama papa gaañoo ma nekk ci galère di jàppale sama njaboot samay ami d'enfance ba nekk HLM 5 la famille Gaye ñoom Ndiaye Gaye ak ñoom Aïda Gaye foofu laa leen dem di añee di waxtaan di changer idée saa yu sama bët xonkee ñoom dañuy taxaw depuis boobu ba léegi jigi taxaw nag jàkkaarloo ak man ak sama famille samay xaritu démb ne nga amatu samay xaritu démb ngay wax ngay laajte samay xaritu démb ba tey ñu ngi fi barki démb moo Ndiaye laa dem Italie Ndiaye Gaye ba ñu nekkee primaire ba tey maa ngi moom may ànd ca moom laa nekkoon mu teral ma ci kanamu sama ganu nasaraan yi si suñu équipe bi yëpp teral ma nag samay xaritu démb ba bokk ak ñoom primaire ba tey dara ñaawul ñu ànd ak ñoom lycée ba ni ñuy amee jëkkër samay xaritu démb buñ ma gëjee dégg duñu xaar ma woo leen ñoo may carte téléphone ndax xam nañ man maay kan xam nañ ne mati dafa diñ bu amee ay souci comme ñëpp ñu ñëppay am ay souci bu amee ay souci du sonal kenn day toog ci ruqam lijjanti ko ba mbiri sotti waaye bu ko gëjee dégg dañ koy woo nemmekk ko loolooy xarit yow xamaloo ma dara ñooñooy samay xaritu démb ak ñoom Biggi Sylla ak sama famille kon nag maa ngi xaarati rek nga ubbati sa làmmiñ du dowaat sama biir kër sama Facebook naan yaa ngi may tendance ñooñu ñoom ñooy représenter le visage de Pastef fii ci diaspora ay wuyu pire ñu daal ñu jël kii Me El Hadji Diouf nit ñu am fit du ngeen dara du ngeen tus ñu jël Me El Hadji Diouf waaw maître maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar soxna si. maa ngi lay ziar kontaan naa bu baax nga dugg ci biir laaj mais dafa am écho dafa mel ni da ngay déglu ak beneen téléphone. non dafa defoon ci écouteur da nga ma jël directement kon téléphone bi. voilà là c'est bon ma bàyyi la nga nuyoo diaspora bi waaw nii c'est bon on t'entend très bien. waaw maa ngi nuyu diaspora sénégalaise. voilà. di am mbégte di wax ak Sénégalais yi nga xam ne jom. ak bëgg a tekki ak dimbali seen i waajur. moo tax ñu génn réew mi. billahi. ndax doxantu dafa metti. billahi. génn réew dafa metti. billahi. waaye bëgg a tekki dafa jafe mais kon. ci ngalaan maa ngi nuyu waa diaspora yi. ñu ngi lay fay bu baax a baax maître. voilà ma ne ko maître. waaw yaa may dégg. am mbégte bu rëy. voilà yaa may dégg bu baax. di waxtaan ak yéen tey. voilà yaa may dégg dafa coupé xaar ñu woowaat ko. allo. waaw yaa may dégg bu baax waaw xam naa ne taw bi rek démb dafa bëri woon. waaw dama ragal problème connexion de problème réseau. waaw mais yaa ngi may dégg. maa ngi dégg léegi waaw. voilà macha allah donc maître dañu la jël tey parce que xam nañ ne depuis mois de mars sujet bi dafa nekk ba tey au devant de l'actualité mooy diggante Ousmane Sonko ak it Adji Sarr gis nañ ne sax il y a quelques semaines de cela ci live wu Frances Hélène Gaye njiitu CODAS présidentu CODAS am na famille am dugg nañu famille Adji Sarr ñuy ñaan ne dossier bi vraiment jot na procès bi am parce que gis nañ ne Sonko moom mi ngi dox ay activités am dossier bi yàqalu ko dara waaye kii di Adji Sarr elle a que 20 ans elle a toute la vie devant elle waaye ñu ngi ko dëj ci benn place kii mi ngi doxi soxla moom ñu ngi ko dëj ci benn place kon nag dossier bi war nañ koo lijjanti war nañu teg procès bi yow lan nga xalaat ci lu ni mel ak lan nga mun a wax vraiment pour teg ko ci loxo famille Adji Sarr. waaw loolu famille Adji Sarr ñàkk xam moo tax ñuy wax ndax procès du lu ñuy barte wala seetlu neex nit wala lu naqare nit pour def ko procès boo xam ne juge bi ñu ko dégg yàlla moom na ko moo waroon def enquête bi ba mu leer bañ xam mbir mi fu mu féete
yàlla jël ko ba léegi ne amagu remplaçant ci du dossier Adji Sarr moo nekk benn cabinet doyen des juges ëpp na yooyu téeméeri dossier ci atte muy bu fu mën a doon bu Karim Wade wala ñeneen jël ay at xëy na bii coow lee bëri ndax yow Adji Sarr seqal daa bëri coow am ñu koy coowle ñu koy waxle rek di wax rek waaye tribunal temps bi muy jël boo ko temps wu nit ñi bu nekkee seen kër boo ko temps wu politicien yi tribunal day jël temps xëy na heure bu amee juge bu bees bu remplacer Samba Sall kooku mooy o Ousmane Sonko déglu ko o waat Adji Sarr ñoom ñaar toog di def confrontation o yeneen témoins yi ku mel ne Ndeye Khady Ndiaye ak ñeneen ku ne ñu laaj la ba lépp pare bu boobaa ca lañuy taxaw ca baax atte leen ku ne waxaat ak seen avocat ñu plaidé loolu nag bu ko attekat di def dafa war a jaar ci yoon mooy gëstu ki war a gëstu nekku fi dafa dee. d'accord dañu war ut beneen juge bu bees. juge bu bees boobu heure bu ñëwee bu ko neexee bu commencé ci dossier boobu bu ko neexee mu commencé yeneen dossier. ok ndax dossier Adji Sarr taxul juge wala tribunal changé doxin. d'accord Sonko wala Adji Sarr ñoom ñaar moomul suñu justice. ok. seet luñ bëgg wala luñ bañ yoon day jaar yoonam rek muy bañ. léegi nag dégg naa benn wax boo xam ne aussi mënul continuer mooy famille Adji Sarr nee nañ ci li nga wax nee nañ mënuñu bàyyi Sonko muy dox soxlaam di lambar yi def lu ko neex c'est ça ci Adji Sarr tëju bërëb déedéet Adji Sarr war a lambari di dem baali comme ni ko defee keroog di toru di fecc neexal bu kii parce que moom li ñu koy def ko ba pare léegi kii ko def dëgg wala dëgg yàlla moo xam ak juge bi àtte ëllëg mais di ko téye bërëb di ko tëj bërëb c'est pas vrai c'est que temps yi mu solo ba njëkk di fay ko mu demoon soirée benn invitation ay xaritam ay anniversaire mais ça fait couler beaucoup d'encre nag gars yi bëri xam nga ku ne yore ko waaw loolu wax ju bëri ñi koy def mooy kaf yooyu rek nga xam ne seen xam-xam bëriwul seen xol daa bon te dañoo iñaan far parce que Mati ñi ñu violé Sénégal bëri nañu dëgg la dañ cee gis kenn ku ñu violé mu toog këram lu génnati déedéet kenn ku ñu violé ñu ne du soo jiiru rafet déedéet ku ñu violé war a sol jiiru tabaski vraiment ku ñu violé waroo sos ay mèches yu cher yu jar 300 000 vraiment ku ñu violé waroo dox sa soxla ay dem ak sa dukki vraiment yow mi ñu violé waroo nëbbu xanaa que ki la violé bu dee violé am na moo war a am gàcce c'est ça c'est important li nga wax c'est important li nga c'est-à-dire que déglu ma waaw déglu ma pare loolu c'est important dama bëgg bopp nit ñi dof yi yeewu bu amee ko war a nëbbatu mooy kii violé bu dee moo ko def waaye kii violé lu muy nëbbatu lu muy déglu seulement daf ko sekkoon ak ay bandi sekkoon ko ak ay reykatu nit sekkoon ko ak ay des gens violents saaga ak dóore ak rey ak taal kër jàmbur xëy na ci kaw loolu war nañ ko protéger parce que day seetaan ak ay dof ak ay ñu soxor ñu ñaan mën nañ faat sa bakkan ci erreur loolu taxoon xëy na ñu doon ko nëbb benn jamono nëbb boobu parce que boobu gars yi dañoo jëfur complètement fuñ ko gisoon dañ koy faat bakkanam loolu taxoon mu tëju nëbbatu tuuti ba nga xam ni ñooñu jëfuroon xëy na soit faj nañ leen wala xëy na xaw ma bijjoo ñu ngi waxe di ñooñu faj dëmm yi
xëy na jaar nañ fa ba tax ñu nekk wala peut-être ndëppal nañ leen. parce que temps yooyu ñoom bu ñu gisoon ni koy tëbb comme ñu tëbb comme ni ñu lekk mais pourquoi moom du solo pourquoi du rafet pourquoi du génn pourquoi du dem sabar pourquoi du dem boîte de nuit pourquoi xale bu ndaw la 20 ans ku ñu toll ngay fecc 20 ans ku ñu toll da ngay dund 20 ans ku ci nekk da ngay def parce que parce que li nga wax c'est important. pourquoi nga war a tëdd mel ni ko amul temps. waaw maître li nga wax c'est important parce que de manière générale képp koo xam ne dañ la violer du c'est-à-dire que c'est pas la fille du ku jigéen ki moom moo war a avoir honte en fait xam nga dafa war a nekk kap boo xam ne nga ko war a jàppale pour que psychologiquement mu mun ci mu mun rebondir également donc c'est pas à elle de se cacher. et de raser les murs. ki violé. waaw ki violé moo war a ñu tëju xam ne am na gàccee. ndax góor bu violé jigéen. mais pas la victime. ku ñàkk jom la. góor bu demee bay forcer jigéen parce que góor moo ko doole jigéen. loolu tax léegi di ko faire sévèrement ay 10 ans de travail forcé. c'est criminalisé en France comme au Sénégal. ku fi violé nit dana rëq sa ndik fukki at tëdd ko. moo tax it ku ci jël viol. bu dee yaa ko def. di nga jaaxle di nga tiit. di nga jëfur. di nga dof. surtout boo amee ambition di nga xam ne yow sa ambition yi jeex na. ah. kon viol du lu ñu caafal. dëgg la kon ki ko jiite moo war a. nëbbatu. moo war a làqatu. léegi mais ki ñu violé moom lan la def. est-ce que moom victime la. waaw maître. ku ñu jaay doole. waaw maître ku ñu jaay doole mati. waaw. ñu ne ko booloo solo pourquoi muy chanté pourquoi muy solo. waaye yow moom rayul nit. tooñul dañ koo tooñ ci li mu wax. waaye lu muy nëbbatu lu tax du solo lu tax du génn lu tax du bàyyi surtout des marchés. ay jàmbur. ok parce que maître balaa ñu ñëw nag ci les nouvelles accusations contre sa cliente Adji Sarr man dem naa fi Italie am na ay waa Pastef yu ñëw waxtaan ak man ne ma carrément jàkkaarloo ak man ne ma carrément procès du am yoo xam nga bu baax ne dossier bi dañ koy teg ci suuf. yow lan ngay tontu ñooñu parce que boobu ba léegi tamit dara yëngatuwul dara bougé wul c'est vrai que juge bi décédé na dañu war a ut beneen juge waaye ñoom dañu jàpp ne dossier bi dañ koy teg ci suuf ndax lu ko mooy Sénégal dinañu. waaw loolu seen bëgg-bëgg la. waaw ma ni. waaw. ñoom ñoo tiit ñoom ñoo bëgg ñu teg ko ci suuf ku nekk. xam nga mag du mbége li nga bëgg rek ngay waxtaanee. mag teg ci suuf boobu kan la arrangé. mag du mbége kañ. waaw. lu ñu wax am na tax ñu wax ko di tax ñu naan teg suuf c'est pas vrai. parce que Adji Sarr nee naa la Sonko. moomuñu justice sénégalaise. gi ñu attaqué ni ba ñuy wax. Adji Sarr fekkewu ko. Ousmane Sonko fekkewu ko. Macky Sall fekkewu ko. Abdoulaye Wade fekkewu ko. El Hadji Diouf fekkewu ko seen bàmmeel nañ tiim di wax. dëgg la. yaa ngi may dégg magistrat yi ku ci nekk boo sañoon. sa njaboot duñ la xeeb. sa réew duñ la xeeb yàlla du la jéppi ëllëg mu di la lakk. kon lu tax du dem fenn lu tax. accusation am na. plainte am na. levée immunité parlementaire am na. audition première audition am na. inculpation am na. contrôle judiciaire ak liberté provisoire am na pour Sonko. liberté provisoire am na pour Ndeye Khady Ndiaye. ak contrôle judiciaire. dossier boobu ku taxaw ne du ma ci fenn waxoo dëgg parce que xamaloo yoon. ok kon xel xalaatul ñu. dañoo toll jamono boo xam ne nag. ñiy wax ci vaccin yi mooy enseignant yi xamul dara ci vaccin. waaw. parce que duñu ay médecin. exactement ñi aussi justice mooy ñu nekk Italie xamuñ lan mooy yoon jànguñu yoon liggéeyuñ ci yoon. c'est-à-dire réew Sénégal man dama tiit ndax fen ak sos dañ ko dañuy fen dañu fen ba tàmm fen nag même bu ñuy fen c'est naturel. même bu ñuy fen même bu ñuy sos dañu tàmm sos di sos. ku mel ni Babacar Touré moom nga xam ne si fen rek lay def ak sos. foofu laa am genre yi dama ne ko rek mu ni est-ce que kii xalaat na dina dee benn bis.
foofu laa doon di ñëw fen di fen di fen di fen di sos yi ngay def doo ci tiit waaw man mais dama ni kii mais foofu dama mel ne Adji Sarr waaw mu ne El Hadji Diouf dafa mel ne Adji Sarr ndax dama gërëm Françoise Hélène Gaye ki gërëmu ko ma ne kii moo mën a fen mais kii est-ce que man maa ne ko damaa mere Adji Sarr Adji Sarr nu ma koy meree mais nañ bàyyi fen yi mais lan moo xew ba ñu wax ne Adji Sarr mais lan moo xew ba mu jékki-jékki rek ñu ne da nga mere Adji Sarr wax ji fan la jógee qu'est-ce qui s'est passé non Françoise Hélène Gaye la gërëm te ñoom bëgguñ Françoise Hélène ñu bëgg diviser Françoise Hélène ak man ak Adji Sarr diviser Adji Sarr c'est-à-dire que ñii amuñu jom amuñu ngor ci duñu ay nit ñii dama la ko yàgg ma ne ñii ak jéeréer yi ñoo leen tane Babacar Touré njéeréer boo ko tane fan rek maanaam noo nekkee directeur publication xanaa organe sos ak fen la ko war a tuddee organe sos ak fen directeur publication Babacar Touré organe fen ak sos ñoom laa wax dëgg ci gëm ñoom ko bala may dee ko toll léegi El Hadji Diouf dafa mel Adji Sarr ndax li état bi def ko lâché mais kii moo mën a fen allahu akbar kii moo mën kàcc mais Babacar Touré est-ce que góor nga sa dërëm est-ce que dërëm góor la yow toog mu di jëloo nit ñi di nga vidéo di def rek et puis fen ba nëpp dama tiit ci waajoo muy wax ci man ma ne yow kii fu ma xamee kii fan la ma laajee fu ma gisee ba ma ne ko man dama mere Adji Sarr dama mere état bi dafa laaj Adji Sarr état bi lu mu dox kii yoonam ci Adji Sarr mu ko laaj fekk ñàkk a laaj état yoonam nekkul ci ay affaire privée Macky Sall yaa ngi leen man dossier bii du sama dossier man état bi nan nit ñi lekk affaire nit ñi naa defar ay infrastructure naa defar ay tali naa defar ay école naa wut ay vaccin naa faj corona bi Macky Sall yooyu la dal ay ñu góor gu kii ku yegg ci xale bu jigéen yooyu Macky Sall géré wul loolu boo nekkee homme politique nag bëgg a jaay muus bu ko politiser mais xëy na yaa koy militant ngeen bëgg a jaay muus nit ñi la ca biir si moo ko xam waaw parce ku ci wax ku dul juge bi ma ne ku ci wax ku dul juge bi ak yàlla da ngay wax lu la neex rek waaw mais surtout aussi defe naa loolu moo gën a yëngal ñi nga xam ne ñu ngi soutenir Adji Sarr parce que bon man maa ngi ci groupe Kodas di leen di déglu ñu ci bari ba njiitu Kéwoulo génnee am na phrase bu ñaaw boo xam ne yëkkati na ko teg ko ci kaw Adji Sarr ci vraiment le fait que mu nekk voilà mënu ma wax sa phrase parce que dafa ñaaw mais yow xam nga bu baax li mu wax ci Adji Sarr non xaw ma ko de du ma ko siiw de xaw ma ko de waaw maa ngi jégalu ci ñi may déglu mais dafa ne parce que wax na ko ñëpp gis dégg nañ ko dafa ne Adji Sarr moom mooy gelu gaa yi mooy voilà yenn autorité yeeg ñoom seen daal nee na moom mooy gelu gaa yi. waaw xam nga loolu. Mati. waaw. Mati. xam nga ku wax feeñ. wax ñu bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la dëkk. moom Babacar Touré moo xam gelu gaa yi xëy ci ñoom. foofu la caga yi nekk seen groupe boobu. moo xam ñan ñooy gelu gaa yi moom naa waxee rek yéen jiw la xam nga dafa yomb di yàq deru nit mais Adji Sarr elle est protégée Adji Sarr elle est sous protection Adji Sarr gelu kan la mais moom moo xam lu bon di ko wax moom moo xam caga moom moo ko xam xëy na moo ko xam ci seen groupe caga yooyu xëy na ñoom noonu la ñuy foyee seen nit ñi parce que sax na joxe benn preuve dana génn diw la parce que am na ñoo sax ñu yaakaar ne ñu jàpp ne war nañu sax plainte patron Kéwoulo parce que li mu wax dafa grave pour mu apporter les preuves. waaw léegi loolu la bëgg day wut tur kenn xam ko Kéwoulo bu yàqu am moom parce que mën ko prononcé billahi kii jàpp ko dama ci xam Kéwoulo man loolu doo ko jàpp kuy wut tur la di fen di pose multiplication ma fen ak sos ma la ko tuddee man mi mën naa ko porter plainte parce que war na ci man ay lu ci leen fen mais dama xam ne El Hadji Diouf am na genre yoo xam ne am nañ bës tax man du ma ko may di keneen kon daal du ma ko may di keneen di weranteeg diw du ma ko may di keneen ci ñoom voilà kon daal doo ko plainte du ngeen ko plainte ni rien du tout du ngeen ko may bës duñ ko plainte fen na ma nëpp kenn du ko plainte nañ fen na di def mais na Sénégal yëpp xam diaspora yëpp xam ne
maa tey laa gën a kontaan ci Adji Sarr. waaw. Adji Sarr dugg na ci live François Hélène Gaye di ma gërëm bay jooy. billaay ndeysaan. Adji Sarr damay oo di ma gërëm di ma ñaanal loo xam ne ñaanal benn waajuram. ni nga ma taxawoo te amul lu ma la fay. ni nga ma jàppalee ni ma tax sa kër. yàq sa kër ndax man. mënuma laa fay yàlla na la yàlla fay. maître na nga may ma foofu. kon waaw continue. waaw parce que dafa am ñenn ñoo xamante ne ni bon ñenn ñi si xam naa leen personnellement boog ci yenn commentaire peut-être que xamuñu foog ñu xamal leen c'est-à-dire que bu ngeen fàttalikoo procès wu DSK ca jamono yi Nafissatou Diallo ca Amérique am na benn moment bu nga xamante ne ba ñuy door a jàppoo DSK dañoo jël Nafissatou Diallo kenn xamul fa mu nekk Bronx la dëkkoon mais dañ ko jël nëbbu ko presse bi nëbbu ko nit ñi kenn xamul fa mu nekk pour sa sécurité. nit bu fekkee da nga am problème ak koo xam ne dafa am daraja de manière générale parce que xam naa ne xamu leen de manière générale nga am comme un leader de parti wala yu demee noonu leader de parti tey yow mun nga sa bañ a def lu bon nit ku jigéen ki mais say ñi ngay àndal am na ci ñu nga xam ne mun nañu dem pour maanaam porter atteinte ki nga xam ne moom moo accusé kon nag Amérique sëgam Amérique ak fépp partout dans le monde bu yi amee dañuy jël ku jigéen ki protéger ko bu ko defee kenn du xam fa mu nekk ba muy door a génne mooy ba mu génnee pour def conférence de presse pour expliquer génn yenn information yi moom Nafissatou Diallo mais ba procès bi di am kenn xamul fan la nekk là on le fait pour protéger la personne donc sëgam ñun ñii ñooy invité Me El Hadji Diouf kese ñu ñuy menacer de mort ñii def ay groupe WhatsApp pour di planifier suñu agression man mii faal waxu defuma dara lu dul invité Françoise Hélène Gaye ak Me El Hadji Diouf ñu di ma menacer de mort ak di xool naka lañ may agressé physiquement astama ki nga xamante ne mooy Adji Sarr ki waral coow li ki accusé ne dañ ko violé donc am na ñi nga xamante ne man xam naa ne ñenn ñi xër nañ xër goo xam ne bu ñu tiimoon Adji Sarr maara day taali kon nag dafay jaadu ñu jël ko protéger ko moom Adji Sarr loolu lu normal la bu leen ñu defati genre laaj yu mel noonu damay tontu laaj boobu parce que nit ki dama koo xam te xam naa ne peut-être dafa xamul maître ma bàyyi la nga yeggali. waaw xam nga li métti ci àddina mooy daal dama jommi daal man daal Sénégal di je ne comprends plus gis ay nit yoo xam ñoom ñoo choisir xamal seen bopp nekk ay bàyyi ma lu ma ci nit ko toog na nekk nangatuma nekk nit man léegi mbaam laa mbaam wala man caam laa wala man amatuma xel quoi man dof laa ba jaral la ma mën a dem rey nit koo xam ne dafa accusé koo xam ne man yàlla la léegi ñoom yàlla bu àlla ne Allah ko yàlla moo Ousmane Sonko buñ dee bàyyi naa ba suñ dee ba jëlee tabaraka wa taala ñu xool na kooku mooy yàlla wala soo bi dina dee ëllëg comme ñoom yàlla dee kooku ndax mooy yàlla dem ba jël yàlla changé ko teg fa beneen yàlla ku tudd Ousmane Sonko nga ne tey nga rey ko mais ne dañuy tudd yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ni moom dafa jóg guddi jëlul garde corps jëlul chauffeur jël oto couvre-feu bi kenn amul droit génn moom mu génn ndax député la dem place boo xam ne heure boobu kenn fay liggéey rek ñoom war nañoo wàcc ndax couvre-feu bi la ko fa dal yàlla rek moo xam Tibale dafa feebar mënu muñ te Adji Sarr du fajkat jàngoon kinésithérapie jàngoon yàq jàngoon colonne vertébrale jàngam soriwul xamul dara ci médecine bu dee kooku moo la war a faj loolu yàlla dina leer ci kanamu yàlla ëllëg. incha allah ak ci kanamu juge bi ëllëg. incha allah kon bis bu ñu nee ba ci juge bi dina xam ndax Adji Sarr fajkat la donc sa yaram di métti sa ndigg di métti sa yax di métti guddi. da nga jóg di tër dem bàyyi fa ñëpp tàggoo kenn. couvre-feu bi commencé ñu kenn du dox ci mbedd yi nga dox taal sa oto départ nëbb sa kanam sol sa capuchon dem heure boo xam ne kenn warul liggéey heure boobu ñëw nañu wàcc def couvre-feu bi ñu di la def ñu ne da ngaa feebar yàlla rek allahu akbar nit ñi yeewu leen li ma wóote mooy Adji Sarr temps yooyu dof yu jëfur yooyu bu ñu gisoon dañ koy lekk dañ koy taal nit ñi wax ko taal ma man mi xam ne fu lu avocat man am naa droit yow monde bi yëpp mosoo gis avocat bu ñu bëgg a rey billahi wala bu ñu taal këram billahi ndax am na
benn nit bu muy défendre. exactement alors que nga nekk sa liggéey di défendre nekk avocat. déglu ma de déglu ma. déglu ma de koo mën a doon koo mën a defal ci àdduna bi. ma soog ci àdduna bi yëpp. wërëngal këpp. benn avocat. bu ñu song këram. taal këram ne nañ ko faat. billahi ndax day défendre dafa jël défense benn nit. dëgg la. loolu day wane ni suñu gars yi. ñu choisir nekk ay dof. ay mbaam ay xar ay jaam. lu neex benn nit moo xam ne mooy yàlla léegi. donc imagine leen tey imagine ku défendre may ma. waaw. ci def ko défendre. kenn ku seet dara ak yàlla. am nga droit défendre yàlla. dem rey ki jàppante yàlla. yàlla Ousmane Sonko allahu akbar. ku jàppanteeg moom. non seulement bu ñu la gisee rey la. mais sa avocat bu ñu gisee rey ko. ba dem ay kër met El Hadj Diouf. avocat Adji Sarr. waaw ma ne ci àdduna bi fii ba Irak. fii ba Paris fii ba New York Russie. fii ma si gisee avocat. benn nit. suñu xale bu ndaw bu am ñaar fukki at. ñu ne pourquoi muy am avocat. c'est ça avocat bi kon léegi nañ ko sàkkal ba xam ne dañ taw këram. lii ma lay wane Sénégal ku ci jógul. te maa ngi félicité Macky Sall keroog li mu wax nee na leen. rien ne sera plus comme avant. amoon du fi amati. force doit rester à la loi. xam nañ ci lu bari. et l'État fera face. du ñu bàyyi ay bandi. du ñu bàyyi ay voyous. dëgg leen bu baax. du ñu bàyyi ay criminels. ay racistes yu contre France. di taal ay Auchan. di taal ay Total. di taal kër El Hadj Diouf. di taal kër Birima Ndiaye. loolu du fi amati. L'État a laissé trop faire. Et trop c'est trop. bandi nag ay voyous. kenn du ne ko yaa moom famille ndax dof kenn du ko yaa moom famille. ñii nag comme xamuñu buur saay na ñu leen buur de sanoon. macha allah comme ñoom dañoo violent. ñii ay jihadiste la ci seen biir dañu nëbb. ñii ay reykatu nit lañ dañoo nëbb. seen direct criminel la ñoo seen bopp. moo tax ba nga ma invité man ñu ko la yow invité El Hadj Diouf rek ñu ne tey joree la. billahi kese tout simplement. mais Mati xanaa war nga jomb ci ñi façon nit ñi. foofu loolu laa lay expliqué ma ne sëgam yow mii nga xam ne yow yaa jóg pour di défendre muy sa liggéey ngay avocat depuis des années nekkat ci procès bi dossier bi man may défendre l'accusatrice ñu jëw sa kër pour taal sa kër astamaa nag moom Adji Sarr tey bu ñu xamoon fan la nekk bu ñu ko tegoon loxo dañ koy taal mais voilà kon nag lu tax kon du ñu protéger moom Adji Sarr pour sécurité. pourquoi ñu bëgg ko rey parce que bëgguñu Adji Sarr taxaw ci tribunal bi leeral li ma wax moo tax ñu ne la ba nga demee Italie. naa la procès bi daal du am. loolu moo leen arrangé day am incha allah. d'accord dañ bàyyi fan. d'accord pourquoi daal yow dañu xam ne doxalin ni justice. juge bi moo dee. amagul remplaçant pour jël dossier bi activé ko. mais léegi mu am juge boobu ñëwee. dañ leen oo entendre leen. bu paree jox dossier bi tribunal. ñëpp ñëw seetaan salle d'audience ñëpp salle de tel di poser question Ousmane Sonko di poser question Adji Sarr di poser question Ndeye Khady Ndiaye. boobaa lu waay doon jaay dina lamb. boobaa lu waay doon jaay dina lamb. voilà léegi nag balaa ñuy ñëw ndax ñoom ñu nekk Italie. waaw. ak France du ñoom ñooy atte. attekat sa rob yu ñuul kooku di atte. waaye ñi nañu may jàmm waay nañ bàyyi fen yi waay. fen yi ëpp na ci réseaux sociaux yi. fen yi ëpp na ci wax Ousmane Sonko yi. fen yi ëpp na ci Babacar Touré. fen yi ëpp na ci genre def yooyu nga xam ne vraiment. dañuy wër ci télé yi rajo yi di defaan koo xam ni. moom nañ ko bàyyi ba atte jour atte ba. waaw ñoom ay PV di génn di fen di répondre nañ seen capitaine Touré la xaw ma di. ay PV di nax nit ñi di wax n'importe quoi mais dëkk bi moo garaaw dëkk fen. ma ne ko manipulation. billahi mais attekat bi du Sen TV du Walfadjri du capitaine Touré. attekat bi du beneen site boobu ma ñu tudd. di génn ay faux PV di wax lu leen neex. xam nga lu neex.
mooy fa juge bay lire PV ba mooy fi président bi di posé ay question ci PV bi mooy fi amee ay démenti fi amee ay confrontation à la barre du tribunal billahi dañoo xamul procès rek ku nag ku mën sa morom duma dañoo xamul procès billahi ay bu ñu xamoon procès ku mën sa morom duma dañoo xamul procès rek waaye ñun ñi yàgg ñëw maanaam bu boobaa ñu xam ne du ay journaliste ñu fay ñu nekk ci télé rajo yi ñu wax naan Ousmane nii Adji Sarr di génn ay faux PV ñooñu ñu ay àttekat bi avocat waaw mais mbir mi mbiri yoon la mbiru presse billahi waruñu porter presse mbiri yoon la mosoo gis journaliste bu atte bi nii kon Ousmane deful dara yow benn enseignant cara enseignant bu atte place juge et comme ni ñu yeewu ñu naan yow kay enseignant boobu ay leer la yooyu ay ñàkk fayda affaire yi yoon na c'est sérieux c'est très sérieux du ay enseignant ñuy atte du ay journaliste ñuy atte ay attekat yu jàng am expérience ñooy gëstu ñooy seet ñooy taxaw di poser ay questions étudier cas waaye taxaw wër télé yi di foog loolu mën na ko cee génne wala mën na ko cee dugal loolu yëpp dara amul nañ toog déglu yoon yoon mooy atte yoon mooy gëstu yoon mooy tëj yax bi macha allah bu boobaa nag lu ñu atte boo d'accord def appel boo d'accord def cassation su dëgg waaye ñi taxaw naan complot la ñi taxaw naan lii la affaire bi feeñ na affaire bi léegi mais xoolal waaw mais mun na Ndour Faye dafa invité moom ñu menacé ko de mort ne ko dañ lay rey en direct ci télé bi en direct yow nga invité ñu ne dañ lay rey ñu ne dañ may rey en direct ci live bi waaw yow mas ngaa gis loolu avant man am bara Adji Sarr ba ki benn avocat wala benn journaliste kenn mosuñu ko invité na nit rek ñu ne ko dañ koy rey sama saam mosuñu ko dund ak kenn benn parti politique mosuñu ko dund ak benn leader politique pour la première fois man ci sama carrière depuis 2001 maa ngi nekk reporter 97 animatrice laa woon 2001 laa nekk reporter yow met yoo xam nga ci dara mosuma am benn parti politique voilà ñu fekkante reportage mosuma am benn leader politique wala parti politique boo xamante ne nii menacé nañu de mort alors que ñu ngi nekk di def suñu liggéey mosul am te wóor na ma ne même mënu fay c'est ça pareil xam nga ni kon xam nga Sonko est un criminel voilà parce que Sonko moo fi indi l'avènement Sonko yàlla incroyable Sonko moo fi indi rek incroyable moo fi indi menace de mort moo fi indi travail au sang moo fi indi avocat à la cour kër avocat nga xam ne avocat day plaider il faut fay muy plaider léegi mu may ko Adji Sarr may ko plaider ko mais dama ni pourquoi ñu talté El Hadji Diouf waaw léegi nag maître pourquoi ñu menacé de mort Mati Traoré voilà voilà pourquoi ñu menacé de mort waaw may mën a Ndour Faye nag invité na El Hadji Diouf waaw léegi nag maître am ñoom El Hadji Diouf léegi mooy seen problème ab en dehors de Adji Sarr donc ku fi invité ku ne yaa ngi invité koo xam ne day leeral day yee nit ñi parce que bëgguñu ñu yeewu nga bëgg di fen di manipuler bopp nit ñi gëm ne ay complot moo am te El Hadji teg affaire yi rajaxe ko seen fen yëpp daal di daan comme ça El Hadji Diouf moom bokk si invité rek ñoom dañuy commencé trembler fi mu ne nii wóor na ma ne ñu ngi saaga parce que bu ñu paree préparé ak saaga waaw bu ñu paree ñu live ñu encore comme d'habitude saaga rek la moo nañu waaw xam nga fen ak saaga ku ko lamboo ku ne koo xam ne mooy sa devise saaga ak fen ak saaga yow jar ngaa yërëm ndax yow da ngaa feebar man je crois que waa kër Sonko dañoo war a faj nañ leen yërëm bu ñu mere de nañ leen yërëm moo gën nañ leen yërëm mamati nit ku ne nit nga ba pare mel na bàyyi ma mel na xar mel ni jaam mel ni ba nga xam ne jomm ngaa xalaat réfléchir ba nga mel ni agogo topp benn nit comme yow am yaram comme yow am tànk comme yow am xel comme yow koo xam ne Sénégal suma Sonko fenn ak manipulation ak sàcc suuf ak sàcc yàgg naa ko kii du si wóor di sàcc mu ngi nii sàcc lay liggéey ak fen ñaar yëpp laa téye fen ak sàcc maître lu alors ku mel noonu nag boo ko gëmee def ko yàlla waaw yàlla dafa ko wujju yàlla da bokkaale lay bañ waaye bokkaale ni kii yàlla la di ko jub la jub moom du ma ci wax dara waaye ña ko doon woote jub ci kanamu àddina bi yëpp yàlla toroxal na leen
voilà ci wax voilà te ku ñëwee di ca wute jub comme moom it doon woote ay sikkim waaw ay leneen ak leneen waaw bu toroxul dërëm yàqu na de waaw léegi maître di woote il nous ibaadu reste 10 di minutes woote jub waaw di woote l'islam waaw il nous reste 10 minutes dama bëggoon am na question yi ñu la fi posé ak aussi boo xamante ne ci local yi bëgg naa aussi nga tontu ci question bu am solo gars yi nee na nga tontu ci gis nañ ne kilifa temps yi mi ngi ci jafe-jafe ci mbirum passeport diplomatique ndax am na vidéo yoo xam ne ngeen may ma nuyu aussi patron wu leeral Dame maa ngi lay Dame Dieng maa ngi lay nuyu sama collègue bu yàgg la aussi di nuyu aussi toute la rédaction de leeral macha allah gars yi nee nañ dañ leen di saboté waaye macha allah defe naa ñoom chaque semaine seen i abonné di gën di yokku macha allah donc en tout cas da ngeen a xamul Dame Dieng rek loolu parenthèse la da ngeen di yéen di sóoru ñoo xam ne xamoo leen te c'est ça qui est dangereux donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom Dame Dieng donc vidéo yi génn ci leeral am na ku ko posé question bi mooy nga addu ci kilifa ndax gis nañ ne mi ngi la doon jéem a def ngeen émission au niveau de la TFM mu am benn échange bu houleux ñu teg ci quelque temps lii dal ko gars yi bëri ba ko lii dalee gis nañ ne ku nekk ngi partagé sa photo ku nekk naan àqu Maître El Hadji Diouf moo ko dal ndax mag kenn du ko jéem a toroxal lan mooy yow gisuñu la dégguñu la nag depuis boobu ba léegi nga wax ci donc yow lan mooy loo ci wax waaw loo ci war a wax yàlla bu àttee may wax yàlla mi mag ñëpp subhanahu wa taala yàlla àttee may wax atte yàlla bu ni fàngaaral ma di ci wax pour la d'accord kon yow pour yow atte yàlla la doo ci wax damay may rek ma gërëm daam waaw daam fi ne ni moo nekk ci kaw télé yëpp moo leen mën ci toll Sénégal ndax seetlu naa ne fu débat bu tàng jëri amee nga xam ne am na ñuy ragal ak télé yu mag yu tàppet daam taxaw daam fit la am daam gor la daam wane ne moom mooy gor vrai man gis naa yu ay débat yu garaaw yu fi am daam daf ko assumé teg ko gis télé yu ngan daw rek ba léegi teguñu ko mën na benn exemple laa la jox waaw Adji Sarr jour bi muy def déclaration y avait la TFM groupe Futurs Médias y avait Leral y avait ITV 3 groupes yi dafa nekk mais Leral moo ko jël génne après ITV ba léegi may wax yow TFM ñoo ko génne ba léegi wax yow nii la TFM n'a pas osé sortir la conférence de Adji Sarr ci pourtant dañuy génne conférence Ousmane Sonko yi tout télé bu ngan comme TFM dafa ragal a teg di Adji Sarr ba léegi nii barke Alxuraan ñu ko teg mel ni nekk ñu fa ni mil ne patt mais li ñoom ci wuñu woon RFM moo wax daf RFM moo xam naa ne seen fit teg nañ ko ñu Babacar Fall jërëjëf mais TFM moom teg ko ku leen rey la ñu yemale ba léegi daam génne lépp tout wàññiwul ci dara bu ngeen génne daal gis naa ko mu teg ko def xaw ma reportage xam nga ko fay ku teg ko waaye du ñun de ok xëy na bëggoon am besoin teg ko de publier reportage alors que Sen TV moo gën a contre Adji Sarr mais gis naa ñu teg conférence Adji Sarr ci Sen TV dama jommi keroog mais ne gars yi ñoo mën a tricher mais daam moo il est honnête daam ok daam si kenn si toll ma ne patron de presse daam yeewu ci kenn ñu ngi ci profité di ko jaale journaliste yooyu jógee woon foofu ndeysaan ci tournéem bi amoon bu Macky Sall ba yàlla jël leen vraiment yal na yàlla xare àjjana daam yàlla ko yàlla jàppale mais li ma dégg daal mooy affaire boo nga tudd xale boobu di tudd turam du ma ci wax d'accord dara laa dul wax lépp ci loxo yàlla la ko tegoon yàlla atte na yàlla mooy atte sa mag bi du ma ci teg baat d'accord dernière question maître en quelques minutes rek balaa ñuy tàggoo ak yow mooy local yi yow ak sa parti nu ngeen koy préparer et également nan nga ko gisee ginnaaw la sortie également parce que moom mooy dernière sortie bu waa Pastef Ousmane Sonko boole na ay organisation vraiment ñu lëkkaloo pour local yi donc yow naka nga jàngatee ni mel voilà ñu bëri nag ñu ngi wax ne ci organisation yi gisuñ ci kenn benn parti bu am doole daal comme mel ni PDS wala gisuñ ci mel ni ku mel ni Bougane ak Gëm Sa Bopp gisuñ ci daal ñu am doole daal am na ci ñu bëri si ñoo xam ne tur yi sax gars yi xamuñu ko. waaw mais bien sûr xam nga def ci manipulation la xam nga soo ko dafa ay ci ay dox ci maanu nit ñi quoi foofu amul dara mais ay leen Sonko 1% am ko. élection yi ñu ko mën na tee mooy législative bi mu demee
plus forest moo ko yóbbu assemblée nationale mais moo benn chance élection yi passé Karim Wade bokkul Khalifa Sall bokkul seeni nit woteel ko moom Atepa Goudiaby ñu fay na ko ci parrainage bokkul ñu jàppale ko jox ko siège yëpp jox ko xaalis jox ko ay oto Boubacar Camara ancien directeur des douanes ñu jàppale ko mooy parti ñu baale ko ñu boy loolu yëpp Karim Wade Khalifa Sall Atepa Boubacar Camara mu am 15% mu dese ko 85%. dof yi bëri ko di waaji jël na réew mi ba pare di ko tarbi pour bu ëllëg bu nekkee président jox leen dara te lu fi nekk président bu nekkee 15% yoo xam ne moom mooy sax 14% yi moomu loo ko circonstance moo tax nga am 14% yi sa 1%. kon moom bu ne am na ay 13 organisation yu ko jàppale organisation bu nekk kenn fa nekk wala ñaaru nit wala compté ñoom ñëpp matuñu 100 personnes kon mënuñu yokkal dara parti bu dee boobu parti boobu nga xam ne ci jaay doole ak ci ay violence bëgg ak ànd ay jihadiste fi mu nekk nii am na ñoo xam ne ñu doon jiñ ay affaire jihadisme ñoom moom lañu àndal am ñoo jiñ ay kii terroriste moom lañu àndal même bu dee nekk wala nekk ñu relaxé leen bàyyi leen ay imam ndaw ba kaw la ñeneen ñëpp moom lañu àndal ñoom ñëpp wooteel booy bi oustaz yi nekk fi Dakar bi ñu bëri moom lañu àndal te xëy na bu ñu xooloon ci biir ba ci biir xëy na fi bëri ay extrémiste lañ ay jihadiste yu bon lañ mais xëy na amaguñ preuve yi moo tax état bi bi mu waxee loi sur le terrorisme Ousmane Sonko tiit yow ñu ne yow waxuñu sax rek ñu commencé tiit manifestation ba amee ko fi def ba pare dem taal ay kër jàmbur comme li amoon ay nit terroriste nga dañ lay atte comme terroriste fi ñu ko daan dañu bëgg ay manifestation c'est pas vrai loi boobu yàgg nañ ko voté ku fi yow ci manifestation jaay ko bëgg a taal ay édifice public wala privé taal kër jàmbur dem taal assemblée nationale wala taal benn mairie taal tribunal tëj tribunal terroriste nga ñu yuux daal loolu war fi am ñu wàccee ci benn bi kenn faale wu ñëpp xam ne moom mooy terroriste kon mooy bàyyi terroriste yi mooy ndey terroriste yi mooy candidat terroriste yi moo tax mu tiit naan dañoo bëgg a wote loi boo xam ni dañu bëgg ay manifestation fi ko aye du bàyyi kàcc fi ko aye da bàyyi kàcc bàyyi Ousmane ok en tout cas maître c'est man nag waaw ñu bàyyi la nga daal local yi ñun dañoo bokk benn bokk yaakaar ok bon mais le parti day apprécier fi ñu mën a àndee coalition wala fi ñu mën a àndee ñi nga xam ne ci gox bi ñoom ñoo gën a bëgg gox bi parce que élection locale la nit ñi xamante nañ seen biir à part Pastef ñun mënuñu ànd ku ne na nekk koo xam ne rek ku bëgg sa gox la ku dul lekk alal gox bi ku dul nax gox bi ku taxaw pour liggéeyal gox bi gox-goxaat ku gën ci gox bi ñu ànd ak moom waaye ñi seytaane yi ñu xam dañu jëful taal sa jàmbur yi ñu ànd ak ñoom mais ñu bëgg Sénégal ñu taal Sénégal ñu taal Auchan ñu taal Total ñu taal sa Elhadji Diouf ñooñu ku ci ñëw xam ne ñu xam ne bëgg nga mën nga jub nga da ngay jubal PDP dina ànd ak yow mais nag bokk benn bokk yaakaar mooy prioritaire bu dee mën nañu ànd def coalition bu baax gagné lépp ndax ñee mënuñu gagné dara xam naa ne soo cëpp moo tax commencé oui inscription yi liste électorale ndax déjà xam nañ ni defat la ñu am ba gagné benn mairie war a sa waay fi mu ne jëfur naan 13 parti 13 organisation boo leen compté amuñu ñett nit parce que ñoo am benn conseil municipal mënuñu dara kon bu dee am na loolu ku bi nax boppam waay yeewu leen gars yi bala muy naaj yeewu leen bala bëgg waay maa bëgg Sénégal yi nga xam ne leen ak di ñu baax ñi waaye yeewu leen waay balaa muy waaye am ngeen xel du ngeen ay man du ngeen ay mala merci beaucoup merci beaucoup àndandoo liggéey suñu réew bàyyi bandi yi ñi taakër kër jàmbur yi fenkat yi safal Adji Sarr waaye dëgg nag Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba wala ji Malick bu laayee lii ñoom maa ngi jàll laayee di jàll wàcce na ba Sénégal boobu baa ñes Sénégal boobu ay dëgg mooy dëgg loolu yàlla bëgg Sénégal fenn
allahu akbar yàlla musal on se billahi min shaytani musal wallahi min Ousmane Radji merci beaucoup maître donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité encore une fois ci sa coloré également vraiment nitu kese nga am nga xadar parce que bëggoo ku la yab waaw donc ku la approché rek wax dëgg neex yàlla daf lay daal di ndaw te je le dis de manière sincère merci beaucoup maître El Hadj mais maître may ma gërëm la François Hélène waaw yéen jigéen ñu mën góor ngeen parce que góor ñu bëri dañoo tàppale si tool yi am na ñu bëgg a wax ni yéen mais dañoo terroriste sama terroriste la ay criminel la léegi boo fi dëgg doo wax nga xalaat yow François Hélène ay mën a fay ba ci ay Seydou Diop Fall yéen a ngi wane fulla ak fayda jigéen bu am jom jigéen bu am fulla ak fayda moom nga jigéen baax na góor baax na yàlla ngeen fi yàgg te wér amiin dañu ne soxla Sénégal dañu soxla ñu am fit jërëjëf xale yu dootul bëgg ñoo napp Sénégalais yi billahi du mën a nekk doy na waar daal on nous tue mais on ne nous déshonore pas c'est la devise de l'armée sénégalaise on nous tue mais on ne nous déshonorise pas non au dictateur non à la dictature non au mensonge oui à la vérité à la dignité au courage et à la vérité de Dieu merci beaucoup voilà merci beaucoup donc c'était maître El Hadj Diouf machallah di ancien ministre avocat à la cour ancien ministre également njiitu parti des travailleurs et du peuple di remercier du fond du cœur vraiment aussi waa CODAS gépp maa ngi ñi ma ci gis maa ngi leen di remercier ak surtout la présidente Françoise Hélène Gaye ñefekat dëgg gaynde dëgg machallah vraiment je suis très contente de la connaître vraiment gars yi lu ngeen xamul rek moom mooy ba ma njëkkee jël maître El Hadj Diouf ci dossier Adji Sarr bi lu ngeen xamul on était à 5600 vues yéen la ay vues du titre on était à 5600 vues et là-bas c'était par rapport surtout nag ak contexte bi parce que boobu la accusation yi gënoon a tar boobu la dëkk bi nekkoon sous pression bu mbir mi nekkee actualité au top loolu audience bi di gën a yokku mais tey des mois après on est à 3000 et quelques donc yéen a xam yéen mbir yi ngeen di def yéen ci biir Facebook bi yéen waa Kër Sonko yi mais ñun suñu premier 2000 vues ñu ngi ko am ci élection présidentielle bu 2019 ñun ñi doon def live 2000 vues yàgg nañoo def ay 2500 vues ngeen di ci teg seen bët boobu ba tey ci jamono yi bu ngeen fàttalikoo la fille la meilleure élève du Sénégal ba mu fi amee problème disparaître n'est-ce pas ba ñu fi jëlee encore une fois ma répété waat ko moom Maître El Hadj Diouf on était à 5600 vues kon nag yéen la ay vues di tiital bu loolu weesoo ma remercier gars yi rek remercier waa CODAS gis naa fi donc Dame Mbodj maa ngi koy remercier bu baax a baax The King Lay Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax Fatou Mahine maa ngi lay ziar di nuyu bu baax a baax Lin Iba maa ngi lay remercier bu baax a baax du fond du cœur vraiment Bapulo également gis naa ko fi Oumar Wade également di leen seetaan ay live am machallah l'ambassadeur depuis Kër Ndiaye Lo Dame Mbodj wax naa ko Coro Soupet également Coro Soupet Mama Nafisatou maa ngi lay ziar bu baax a baax Goumel Ndiaye la sagesse également di ñu suivre de temps en temps Aïssatou Sarr gis naa ko fi Maria Odile Prera merci beaucoup et merci énormément à Moustapha Babou merci à toi Moustapha Babou merci énormément waa CODAS encore une fois merci FAG Françoise Hélène Gaye merci également donc comme je l'ai dit Moustapha Babou tous merci également Maître El Hadj Diouf mi nga xam ne moom moo nekkoon suñu invité tey nañu waxante dëgg rek moom ngeen bëgg ko ngeen bañ ko yàllaa ko may dafa am mbayre macha allah te nit ñi ko bëgg daal nit ñi ko bëgg dafa am xorom voilà kon gars yi jërëjëf Cheikh Ka maa ngi lay ziar Cheikh Ka ndeysaan CODAS également Cheikh Ka maa ngi lay ziar dinaa la woo voilà merci Aminata Bellamy merci énormément yaay Ami Diop bu gisatuma ko ci live yi mais maa ngi koy remercier aussi maa ngi koy nuyu au passage merci à tous jàmm ak jàmm live bi neexoon na kontaan nañu bu baax ci Maître El Hadj Diouf dimanche prochain maa ngi jógee Paris sonn lool mais dama noonu tey moom foog ma jàkkaarloo ak yéen rek jàkkaarloo également ak Maître El Hadj Diouf kon nag gars yi xam naa bu ñu paree ñoom ñu làbbaliwaat nekkat ci seen i live nekk di ñu saaga man ak ñoom Françoise waa CODAS def leen seen mën rek nit ñi dañoo tul léegi ci yéen loolu rek moom loolu la ngeen fi dese amul leen beneen issue en fait vous n'avez pas d'autre choix gars yi jàmm ak jàmm bon début de semaine à tout le monde bye happiness rek nag